Medina Cheikh, Medina Cheikh, Medina Cheikh TV, chaîne de lumière. Medina Cheikh, Medina Cheikh, Medina Cheikh TV, chaîne de lumière. Medina Cheikh TV. Assalamu alaikum sunu mbokk téléspectateurs yi ñuy suivre ci Medina Cheikh TV ñu ngi nuyu ku ci nekk ci turam ak santam di amaat rek mbégte bu rëy retrouver leen ci seen édition spéciale yi nga xam ne ni seen chaîne Medina Cheikh TV seen chaîne de lumière mu ngi leen koy may saa su ne nga xam ne ni dafay wax ci li nga xam ne ni dafa jëm ci religion et spiritualité d'un émigré nga xam ne ni dañuy interviewer talibé Seydi Mohamed El Cheikh yi nga xam ne ni jóge nañu un peu partout dans le monde pour laaj leen ci thème boobu ñu joxe ci seen xalaat ak itam ni nga xam ne ni ñu ngi koy dundee religion bi tarixa bi ci dëkk yi ñu nekk macha allah tey nag ñu am mbégte bu rëy retrouver ci kenn invité ci kenn itamit muy Cheikh Abdoulaye Diadé ñu koy remercier bu baax a baax ci accepté bi mu accepté invitation bi di ko dalal ak jàmm itamit ci plateau Medina Cheikh TV di ko wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Waaleykum salaam soxna Rama Guissé Diagne maa ngi lay nuyu di la ziara di nuyu ñi nga ànd ak ci tournage bi yëpp waa Medina Cheikh TV di leen remercier aussi ci invitation bi ngeen ma invité maa ngi nuyu di jiital ci nuyoo yi vraiment sunu sang bu tedd bi di Mawlaaya Seydi Mohamed El Cheikh Imamul Mahdi Al Muntazar waaw bunu ma commencé émission bi sans autant que ma nuyu sunu xalifa bu tedd bu nu Mawlaaya Seydi Mohamed El Cheikh booleel di xalifa Babacar Sebor waaw nga xamante ne ni moo ñu fay tàggatal moo ñu fay tette waaw moo fa nekkal Seydi Mohamed El Cheikh fa tabarakallahu dafa def liggéey bu amul morom. macha allah donc Cheikh Abdoulaye Diadé yéen a ngi jóge ba Côte d'Ivoire ñëw fii ci Sénégal uniquement rek pour teewee ci gàmmu gi nga xam ne ni ñu ngi ko doon def Medina Cheikh macha allah ci bërëb bu tedd boobu ci seen kilifa bu tedd boobu bi fa nekk di Seydi Mohamed El Cheikh macha allah donc ñu bëgg rek profiter ci occasion bi balaa ngeen di dellu Côte d'Ivoire waxtaan ak yéen tuuti ci li nga xam ne ni mooy religion et spiritualité d'un immigré ndaxte yéen da ngeen jóge Sénégal dem Côte d'Ivoire nekk fa en tant qu'immigré macha allah léegi nag xanaa ñu dugg ak yéen ci question yi rek suñu question bu njëkk bi donc di dëkk boobu ngeen nekk léegi te di fa dund ñu koy wax Côte d'Ivoire est-ce que mën ngeen ñu wax tuuti ci li nga xam ne ni mooy diine bi ak tarixa tijaaniya bi nan la ko nit yi quand même di dundee ci dëkk boobu macha allah. alhamdulilah macha allah soxna Rama question bi moom fa tabarakallahu yàlla dogal na Côte d'Ivoire moom dëkku laïc la donc da ngay pratiquer sa religion comme nu mu la neexee amuñ benn jafe-jafe wala benn problème boo xamante ne nii am nañ ko pour pratiquer suñu religion librement et puis yàlla dogal aussi tarixa bi dafa bokk ci diine bi tarixa bi mu ngi ci biir diine bi diine bi moo ëmb tarixa bi donc diine bi ñu ngi koy doxal normalement vraiment sans aucun problème. macha allah Cheikh Abdoulaye Diadé loolu moom avantage la moom parce que am na yenn pays yoo xam ne ni moom duñ ko fa dund librement ndeysaan mais est-ce que mën ngeen ñu wax est-ce que am ngeen quand même ay jafe-jafe pour pratiquer li nga xam ne mooy seen diine wala seen tarixa bi foofu yenn jafe-jafe ngeen mën a relater yoo xam ne vraiment mën ngeen wax ne quand même am ngeen ko fa pour mën a dund pratiquer seen diine macha allah. alhamdulilah soxna Rama maa ngi lay nuyu di la ziar aussi vraiment di la remercier ci question bi nga posé mais effectivement parce que adduna bi ci boppam moo demee noonu ñoo am adduna moo am problème diine moo am problème tarixa waaw léegi Côte d'Ivoire boo fa demee mel ni Côte d'Ivoire groupe bu nekk dañoo am seen jàkk bopp xam loolu déjà c'est un problème loolu problème bu rëy la ci l'islam et puis tarixa bi aussi dañoo diviser wu waaw ñi dañoo bokk fii ñi bokk fële ñi bokk fii waaw ku si nekk fi nga bokk wa da nga yaakaar foofu rek moo baax te ñun ñëpp ñoo bokk mbalaan bi di mbalaanoo Mawlaaya Cheikh Ahmed Tidiane waaw ñoom loolu moom tarixa bi ñu bokk ñoo xamante ne nii ñu ngi wax seen bopp ñoom ci tarixa bi la ñu bokk mooy Mawlaaya Cheikh Ahmed Tidiane mooy seen sëriñ waaye division bi moom fa tabarakallahu am na ndax ku si nekk da nga lal sa mbalaanu bopp te fépp foo lal keneen ku lal nga ne kii de ku mu lal de baaxul
te ñun fa tabarakallahu ba ñu tàmbalee sunu mbalaan fale ci ndigalu sunu sang bu teddi Mawlaaya Seydi Mouhamed El Cheikh président ko Khalifa Babacar Sebor mbooloo bi ñëwoon na ñu nekk si suñuy xadara juma nekk si suñuy wasifa nekk si suñuy lazim loolu la ñuy tarix ba sant waaye yàlla dogal amay groupe yu formé wu daal di commencé di yàq am ñoo xamante ne nag ñoom seen pas-pas demee wut woon noonu waaw ñooñu waaw dañoo rëcc waaye ñun ñi nga xamante ne nii Mawlaaya Seydi Mouhamed El Cheikh moom la ñu gëm te moom doy nañu sëkk fa tabarakallahu ñoom seeni wax yi wala seen jëfini du wàññi lenn si suñu pas-pas loolu moom munu ci wàññi virgule munu ci wàññi point ñu ngi koy doxalee nu mu waree fële ci Abidjan fa tabarakallahu loolu daal mun naa ko si seede waaye diine bi actuellement am nañu problème bu rëy am na yenn jàkk yoo xamante ne boo fa duggee sax ne da ngay def ñaari jàkk balaa ngaa julli ñu ne déedéet boo duggee toog ñu ne jógal julli yooyu tamit ay difficulté la yoo xamante ni dafa nekk tey jii ci xanaa ci l'islam bi te ñëpp reconnaître en plus aussi Côte d'Ivoire dafa bokk ci sous-région bi temps yëpp dégg ngeen li xew Mali dégg ngeen li xew Côte d'Ivoire donc stigmatisation boo xamante ne ni ñu ngi koy stigmatiser religion musulmane bi ba léegi day gën di am ampleur parce que nit ñi xamatuñu fu ñu jëm waaye Mawlaa Seydi Mouhamed El Cheikh moom fa tabarakallahu ba ñu lalee suñu balaan tey ji démb ba tey wax dëgg yàlla amuñu si benn jafe-jafe ñoom tamit wàññiwuñu dara si suñu pas-pas wàññiwuñu dara si suñu gëm-gëm fii nag ba 2075 incha allah. macha allah loolu moom am na solo day sal mais est-ce que mën ngeen ñu wax quand même ban gis-gis ngeen am si lii di tarixa tijaaniya bi macha allah. macha allah soxna Rama vraiment di la remercier encore une fois de plus ci question bi alhamdulilahi rabbil alamin comme ni ko suñu sang bu tedd bi jàngalee mooy tarixa bi moom mooy sauvetage àdduna waaye tarixa bi bu am woon rek àdduna tukki donc tarixa bi mooy leeral àdduna bu gisee àdduna jëmee nii tey jii malaanu wasifa ñuy lal ak malaanu xadara jumaa yi ñuy lal moo leeral àdduna moo tax àdduna bi tukkuwul loolu moom fa tabarakallahu tarix moom macha allah pour man tarix moom musulman tarix moom macha allah rek comme ni ko suñu sang bu tedd bi jàngale ne sax moom sauvetage pour àdduna mooy sauvetage pour l'humanité ne sax moom la Mawlaaya Cheikh Ahmed Tidiane indi pour jariñu àdduna te ba àdduna du tukki ne tabarakallahu macha allah Lissa li ngeen wax moom si tarixa tijaaniya bi moom am na solo trop macha allah vraiment te aussi yéen a ngi siy wax itam seen kilifa di Mawlaay Seydi Mouhamed El Cheikh macha allah ñu bëggoon leen laaj rek lu tax ngeen jàpp si jëmm jooju ak aussi lan mooy li nga xam ne ni quand même seen kilifa boobu apporté na leen ko macha allah. alhamdulilahi rabbil alamin soxna Rama maa ngi remercier si question bi. fa tabarakallahu dama daan dégg mag ñi di wax dafa am ñett yoo xamante ne ni bu ko nit ki raflee rek moom dundam amutu njëriñ benn bu si njëkk mu ne nit ki boo demee ba nga xamante ne amuloo fit ñu chantage la mu ne boo demee ba nga xamante ne ni amuloo ngor ñu jënd la mu ne boo demee ba nga xamante ne ni xamuloo ñu nax la waa ànd ak Seydi Mouhamed El Cheikh nag moom ñett yi duñ ci mucc ndax boo jàngul ñu nax la boo xamul ñu nax la boo gorewul ñu jënd la mooy jënd sa diine jënd lu war a nga nekk nit jënd lu ko ndax alal àdduna wala jënd lu ko ndax leneen boo ragalee ñu chantage la teg la loo xamante ne ni du nekk si sa coobare bopp sax waaye dañ koy def ndax am loo fi waaye ñett yooyu yàlla dimbali na ci njabootu Seydi Mouhamed El Cheikh parce que loolu mooy qualité yooyu dabal lay njëkk injecté mooy qualité leeru moom xamloo la li nga xamul woon xamloo la loo xamante ne ni même suñu mag ñi dañ ko daan duñu rek waaye musuñu ko jàngal musuñu jàngale xaqiqa waaye mu jàngale yax bi ba nga xamante ne ni ku réerul tey génn nga ku bëgg a génneeku boo dégloo Seydi Mouhamed El Cheikh di nga gis mu def si ñun aussi
leeru cofeel boo xamante ne nii daf ñu koy injecté mu injecté ko ay taalibeem yépp mooy leeru cofeel boo xamante ne nii dañuy sopp Mawlaaya Cheikh Ahmed Tidiane waaw sopp ko mooy sopp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te ku soppul Mawlaaya Cheikh Ahmed Tidiane soppuloo sa bopp waaw bëgg leen rek dëgg sopp leen mooy sopp sa bopp waaw Seydi Mouhamed El Cheikh laata ñoo kaa xam gaa jàppoon na mu tarixa bi waaye avec négligence waaw li tarix bi laa doon yëpp daawul ñu koon sax def ba koy respecté waaye ban ko dégloo lañu gindi ban ko dégloo dañoo xam ne kat dañoo sànq woon wax ma la réer de waaye sànq waaye mu dellu si ñu respecté suñu mbalaanu wasifa respecté suñu xadara juma mu delloo encore defal ñu loo xamante ne nii ku yàlla dénk jamono rek moo ko man muy tarbiya ruux njëkkee mag ñi sa nafs lañ doon tarbiya waaye léegi noppi déggatuñu bëti gisatuñu waa ruux yi ñoo dégg ñoom ñooy gis te ruux yi seen caabi mu ngi ci loxo Seydi Mouhamed El Cheikh yàlla ci loxom dafa teg laata ñoo kaa xam fa tabarakallahu nekkuñu woon dara ci àdduna toppatoo wuñu lenn alal àdduna rek la ñuy mbëkkante rek di daw guddi ak ngoon sa jaamu yàlla sax waxtu yi di nga ko faat souvent da ngay wàcc sax soxna daal ne xaaral ma jëlee ñaari raak rek tëdd waaye fa tabarakallahu ban ko xamee dañuy gindi ban ko xamee lu ñu xam ne suñu dund bi léegi la doog a am sens parce que ban ko xamee ci lañu yëg ñu ngi jaamu yàlla ci lañu yëg cofeel bu ñu am ci Mawlaaya Seydi Mouhamed El Cheikh mooy cofeel bu nga am ci Cheikh Ahmed Tidiane mooy cofeel bu ñu am ci yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam waaw loolu moom mën naa ko seede loolu am mu vraiment macha allah ndeysaan ku leen déglu moom li ngeen wax léegi boobu que ni jamono ji ñu toll daal bët yi gisatunu nopp yi déggatunu xol yi lanu ruux yi lanu mën a waxal te caabi ruux yaa ngi si Seydi Mouhamed El Cheikh ndeysaan loolu moom am na solo lool macha allah ndeysaan di leen sant di leen gërëm vraiment ku déglu li ngeen wax ni moom xam ni daal seen kilifa bi li mu leen apporté macha allah lu rëy la mais aussi lu am solo quand même macha allah xanaa rek ñu bañ leen téye lu bëri di leen remercier bu baax équipe Medina Cheikh TV yépp ñu ngi leen di sant di leen gërëm ndeysaan si opportunité bi ngeen ñu may quand même yéen ñi nga xam ne yéen a ngi jóge ba Côte d'Ivoire ñëw fii si Sénégal juste rek ndeysaan pour teewee gàmmu gi Medina Cheikh Tidiane macha allah ñu leen di sant di leen di gërëm di leen ñaanal rek itamit ndeysaan ngeen dellu si jàmm itamit comme ni ngeen koy souhaité incha allah jërëjëf. alhamdulilah soxna Rama. mënuma teg sans remercier waa Medina Cheikh TV d'abord remercier leen vraiment si seen invitation remercier aussi waa Medina Cheikh Tidiane ca Ndar ak seen disponibilité ku leen gis ci gàmmu gi nga xam ne ay jàmbaar lañu waaw ñoom ñu ngi ci ndox yi ñu ngi ci gan yi ñu ngi ci lépp waaw ñu ngi leen di jaajëfal di leen ñaanal aussi ci barke suñu sang bu tedd bi ci barke Mawlaaya Cheikh Ahmed Tidiane ci barke Seydi Mouhamed El Cheikh yàlla taxawal leen ci zahir ak ci baatin ñoom vraiment mention spéciale mun maa teg aussi sans nuyu aussi di ziar aussi di ñaanal yàlla sama kilifa sama mag waaw koo xamante ni moo ma yar muy xalifa Jibi Jaade sama mag la waaye sama papa la ndax moom ma yar moo ma dekkee yar ma ci diine yar ma ci yoonu l'islam fa tabarakallahu parce que mun naa ne naka jekk man ci ay loxam laa yaroo parce que génn naa ba may tuut ci la ay loxam rek ci ay loxam laa màggee fa tabarakallahu di ko ñaanal ci barke suñu sang bu tedd bi yàlla na ko suñu sang kër boppam di ñaan aussi suñu sang bi yàlla mu téye ñu boppam di ko ñaan di ko ziara bi istimda di nuyu waa Medina Cheikh TV yëpp asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Donc, chers téléspectateurs de Medina Cheikh TV, on est au terme de cette édition et c'était un réel plaisir de recevoir sur le plateau de Medina Cheikh TV un disciple de Mawlaay Seydi Mouhamed El Cheikh, monsieur Abdoulaye Diaté ñu koy sant di ko gërëm ak moom mi nga xam ne tey jii permettre nañu quand même ñu mën a discuter ak moom si sujet bi nga xam ne ni ñu ngi koy waxtaane muy religion et spiritualité d'un immigré macha allah. xanaa rek di leen jox dox daje beneen yoon si beneen édition bi nga xam ne ni itam toujours dinañ invité waat beneen taalibe Mawlaay Seydi Mouhamed El Cheikh discuter ak moom encore si sujet bi nga xam ne ni mooy religion et spiritualité d'un immigré di leen sant di leen gërëm téléspectateurs yi di leen wax
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Medina Cheikh